altine ñaari panum koor atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës ñeenti fan ci weeru avril njiitu réew mi président Macky Sall jiite li nga xam ne moo di feetu 4 avril bi niñ ko daal di defee ci gox yi feccanti ko si réew mi gox yeeg goxaat yi nga xamante ni bi ñoom ñëpp nag del nañ ci juróom benn fukk ak ñaari at ginnaaw bi nga xam ne réewum Sénégal moom na boppam njiitu réew mi président Macky Sall si kàddoom nag delloo njukkal bu baax ñi nga xam ne ñoo di takk der yi seen taxawaay rawatina si wàllum kaaraange ak li nga xam ne ñu ngi koy daal di jëf jamono ji foofu ci diwaanu Casamance ñu teewlu ay kàddoom ci njëlbeenu xibaar yi foofu ca place de l'indépendance la ñu amalee li nga xamante ni bi moo di défilé boobee foofee sa place de l'indépendance ñi nga xam ne ñoo di askan wa ku nekk nag daan nañuy dellusiwaat si li nga xam ne moo di dëkkandoo gu ñu dëkkandoo nag li nga xamante ni bi moo di fête yi foofee sa Colobane nga xam ni fa lañ ko daan amalee place de l'Obélisque ñoom askan wi bu ñenn jàppee nag dina leen wéetal ren li nga xamante ni bi dund wuñ ko ak yi nga xam ne weesu nañ ko mbas mi waraloon ko am na ñoo xam ne jàpp nañu ne loolee moo di li gën a woyof si ñoom bésub Alioune Sow nañ ko teewlu si biir xibaar daan nañu daal di wax ak ñi nga xamante ni bi te ñoo daal di yeewu sa si biir kotaan ak njeexitalu liggéeyu teer bi ñaareelu pàcc bi li nga xam ne lor na leen seen i kër juróomi téeméeri njaboot yoo xam ne li ñuy sàkk moo di ak ndàmpaay ak taxawu dinañu si ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Seck foofu si diwaan si biir kotaan xibaar yi tàggat yaram la ñuy jeexale dina ci fës wërngal gi ñuy amal ci Europe waaye tamit soxna yi nga xam ne bi si réewum Sénégal bëgg nañu ñu gën leen taxaw si wàllum tàggatu gi dinañ ko daal di yaatal si njeexitalu xibaar mbokk yi li mooy li gën a fës si biir jotaay xibaar nees ki ñu def si faram fàcc. juróom benn fukki at ak ñaar ginnaaw bi Sénégal moomee boppam tey jii di 4 avril ñu ko daan màggal di ko daal di màggale si xumute waaye tamit li nga xam ne moo di takk der yi teewaay bi ren noonee rek la daal di yemale donte at yi nga xam ne weesu nañ ko mbasum coronavirus taxoon na ñu ko doon yemale biir palais de la République tey jii génn nañ ko si place de l'indépendance njiitu réew mi président Macky Sall si teewaayam daan ne delluwaat njukkal bu baax ñi nga xam ne ñoo di takk der yi taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ngir kaaraange ki jàmm ji sax si réewum Sénégal loolee na ko daal di yëkkate woon démb tey jii mu daal di dàbbalaat yooyu les kàddu ñu teewlu ko ci micro Aline Sow. Au niveau de l'ordre public loolu yëpp tey jii force de défense et de sécurité yor nañ kaaraange bu mot a mot ba ci douanier yi ci wàllu koom-koom ak lépp loo xam ne luy jëmale suñu réew kanam la lii de wane rek taxawaayu Sénégal may kañ armée nationale ak gendarmerie nationale ak di kañ de façon générale lii ñu tuddee ay forces de défense et de sécurité man mi nga xam ne tey ci coobaru suñu borom ma jiite réew mi te nekk seen kilifa kontaan naa ci seen taxawaay kontaan naa seen liggéey kon maa ngi leen koy waxaat te di leen yokk wax ñu gën a taxaw pour gën a aar àll bi nga xam ne suñu àll la te ñu war ko sàmm rawatina ci Casamance moom rek lañ fi desee ci àll ndax foo dem ci bëj gànnaar gis nañ ne garab yëpp dee nañu wala yàq nañu leen kon nag li des muy ba sàllum mu Sénégal faaw ñu sàmm ko ba kenn du ko mën a yàq wala di ko defee ay trafic yoo xam ne Sénégal mënatul nangu loolu kon nag jërëjëf ak ngalaama les forces de défense et de sécurité ñu ñaan yàlla ëllëg wala boog déwén mu may ñu mbas mi jeex lépp jaar si yoon ñu ñëwaat ci défilé yu mag a mag yi nga xam ne défilé civil lay doon militaire ak défilé motorisé pour ñu wanewaat suñu feetu indépendance kon maa ngi ndokkale Sénégal yëpp. ñu tuddee président Macky Sall kon dellusiwaat ci taxawaay bi nga xam ne takk der yi am nañu ko rawatina ci xeex lépp lu jànd ak garab yi si diwaanu Casamance foofu sa place de l'indépendance place de l'Obélisque moo daan dalal li nga xam ne moo di xew mi nu mu daan gën a xumbe at yi nga xam ne moo weesu ni ñu ko defee ren si ko woyofal daaw sax fekk ko ci ak daaw jéeg ndax mbas mi waraloon ñu yamal ko biir palais de la République ñoom nag am na ñoo xam ne nee nañu foofu ci diwaanu Colobane namm nañu lool xew mi ndax da daan dajale lu bari bari ci mbooloo te it ñu daan saxante ak seen i ñoñ am na ñoo xam ne jàpp nañu it moo gën si ñoom ndaxte dina woyofal lu bari si ñoom gës bu ma du si ni mu ko faralee di defee
suba bu nekk Aïssatou Sène bale na ba noppi biir këram waxtu wi nag mu ngi bale mbedd mi moom mi nga xam ni mu ngi dëkk Colobane lu mat fanweeri at ak ñett mu ngi xamle ni fête de l'indépendance bi manqué na ko lool ndaxte dafa doon faral di seetaani défilé bi. manqué nañu moom trop sax waaw manqué nañu de parce que dañ daan génn dem ci Mumbaay bi di seetaan di kii noonu daal di déglu président li muy wax. militaire yi di woy xale yi di fecc fii fas yi fii yëpp fii daal mais ñaari at moom daal manqué nañ trop sax. Abdou Fall moom mu ngi fàttaliku li daan am ci défilé 4 avril bi luñ ko tuxal ren nag tax na ba xamul woon ni sax nit ki tey jile le Sénégal di màggal fête de l'indépendance am. tawoon bi fii boo musaan romb indépendance da ngay yëg ni yow yaa ngi ay feetu quoi xam nga militaire yi waa jàppal baal yaa mu gën a xam mais fi mu toll nii man mun yëgu ba ko xawma sax lu xew dama yeewu nii gis booy nii man laaj leen ñu ne ma teel a 4 avril. Assane Gueye moom ile mu ngi rafetlu lu ñu amalul ren jile défilé 4 avril ca place de la nation mu ngi sàkku itam ñu daal di koy amal saa su nekk fële ca place de l'indépendance. moom organisation 4 avril bi nañ koy def place indépendance comme ça mu yem fa daal parce que dépense bi dafa bari dëkk bi dafa metti conjoncture bi nit ñi fi mu toll ñëpp dëkk bi dafa metti bu nga xamante ne 4 avril bi daal nañ ko def foofu rek def ko ay prise d'arme mu jeex. Abdou Fall ak El Hadj Mansour Ndiaye ñoom ñaar ñëpp ñu ngi yàkkamti gisaat défilé bi ci place de la nation ñuy sàkku ci nguur gi ngir rek mu def kéemtalaay kàttanam ba liggéeyu BRT bi gaaw a jeex. xam nga yàkkam du mu ñëwaat dal man nga accéléré kam mu gaaw ndax gars yi mën liggéey mënutuñ dem fenn waaw bu affaire gaaw moom dina baax trop. yàkkamti nañ affaire yi ñëwaat lépp teguwaat ci yoon bi waaw xale yi kontaan ma ngi kontaan ñëpp kontaan. bi mooy ñaareelu at yi nga xam ni fête de l'indépendance bi amul ca place de la nation ñenn ñi nga xam ni ñoo dëkkee ci Colobane ci jamono ji yàkkamti lool ñu daal ko fay amalaat waaye ñeneen ñi nag ci jamono ji seen bëgg-bëgg moo di ñu daal di koy bàyyi fi nga xam ni moo di place de l'indépendance. ni ñu ko dundee ci Ndakaaru noonu lañ ko dundee ci gox yi feccantikoo ci réewum Sénégal ci diwaanu Ziguinchor ki nga xam ne moo di gouverneur bu région ba dellu si waat nag ci taxawaay bu takk del foofee ca diwaan ba nga xam te ni bi ñu ngay wéy di sàmm kaaraange ga waaye tamit di song way defkati ñaawte ci foofee nga xam ne ñoo di way fipp ya moom mi nga xam ne moo di Géej Diouf rafet na bu baax tànk yooyu ay kàddu ñu teewlu ko suñu ndaw lu ñu teewlu ci diwaanu Ziguinchor Assane Ba. ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu fait défilé bi ñu ngi wax suñu mbégte force de défense de sécurité yi nekk région bi nañu ne bàkk nañu drapeau bi teral nañ ko wane nañu ne drapeau bi mooy symbole bi nga xamante ne moom ñun ñëpp ñoo ko bokk te moo ñu boole loolu nekk lu am solo gis nañu itam taxawaayu force de défense et de sécurité région Ziguinchor ndax seen liggéey yëpp seeni jëf yëpp guddi ak bëccëg mooy fexe ba sécurité am ci région bi mooy fexe ba population yi mën na nekk ci jàmm mën na def seeni liggéey mën na dem ak dikk ci jàmm mën na nekk ci bànneex loolu nekk lu am solo ñu leen di tatagal di leen sant ci loolu di leen encourager di wone sama fierté ci ñoom sama mbégte ci ñoom di ñaanal nag ñi nga xamante ne ay militaire lañu wala force de défense et de sécurité ñi nga xamante ne dañu blessé wala ñu feebar wala ñu nekk ci ay tolof-tolof ñu leen ñaanal ñu wër wala ñu jóg ci jàmm ba dellu si fekk si seeni frère ñu nekk frère d'armes yi nekk ci terrain bi loolu ñoo ngi sant aussi di bakkaat di wane suñu mbégte ci anciens combattants yi ndax gis ngeen ñoom seeni njàmbarte wane nañ ko bu yàgg mais ba tey ñoo ngi koy gën di wane loolu nekk lu am solo ñu leen di ñaanal ñoom itam ñu gën a gudd fan ñoo ngi féliciter nag force de défense et de sécurité yi nekk yëpp ci région bi mais sécurité nag dafa nekk la nga xamante ne duñ ko bàyyil mukk force de défense et de sécurité sécurité ñun ñëpp la soxal askan bi yëpp la soxal moo tax maa ngi woo population région Ziguinchor di leen encourager pour que ñu taxaw tem ànd ak les autorités territoriales
ànd ak les autorités administratives bi ñu fexe ba dëkk bu nekk ci région bi am développement bi war am sécurité bi war loolu nag il faut une collaboration franche et sincère diggante population yi ak force de défense et de sécurité yi loolu rek moo nu mën a may jàmm ci région Ziguinchor. si diwaanu Kaolack it toll si ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari ñuy takk der yu wute ñoom it daan nañuy daal di dundal bis bi nga xam ne mooy dara jaale bi Sénégal moom i boppam foofee si teewaay yëpp ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi gox yeeg goxaan yi ak njiital bokk moom it ñi nga xam ne rafetlu nañu taxawaay ba si fekk ak Adama Sarr ak Assou Mbaye. ñu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari takk der yoo xamee ne day bokk nañu ci défilé bi nga xamee ne mandargal na juróom-benn fukk ak ñaareelu anniversaire bi nga xamee ne Sénégal moom na ci boppam xumbate yi xewee ci avenue El Hadji Ibrahima Niass nekk na ab occasion boo xamee ne kii di commandant zone militaire numéro 3 bi profité na ci nag ngir rafetlu bu baax jaxasoo bi nga xamee ne meeku nañ ko ci ñi nga xamee ne ñooy yor suñu kaaraange. lu ñu gis ci défilé bi nu ñu ko defee wane nañ seen xarañ. wane nañ ne préparé wu nañ te wane nañ tamit ñoo xam ne dañu ànd pour même objectif bi àndandoo boobu nag dafa am solo pour ñun parce que àndandoo boobu mooy tax ñun lépp loo xam ne safaan la ci dëkk bi fii ñu mën koo xeex parce que liggéey bi du liggéeyu armée rek liggéeyu gendarmerie la liggéeyu police la liggéeyu sapeurs-pompiers la liggéeyu eaux et forêt la liggéeyu service d'hygiène la liggéeyu administration des douanes liggéeyu administration pénitentiaire. donc défilé bi tamit day wane ne ñun ci force de défense sécurité yi ànd nañu pour xeex lépp loo xam ne day indi safaan ci réew mi. gouverneur bu région bu Kaolack gannaaw ba mu rafetloo bi la xew-xew moom nag mu ngi dellu si waat ci thème bi. fête indépendance bu am dafa am thème bu nga xam ne nii moom le président de la république décidé ne nañ ko célébrer pour fàttaliku ñun thème ren bi nag mooy force de défense et sécurité et résilience nationale maanaam li nga xam ne nii moom la takk der muy armée gendarmerie sapeurs-pompiers police douane eaux et forêt et cetera li nga xam ne noonu la ñuy àndee ak réew mi foo mënta dem ci réew mi bu xew-xew amee muy jàmm wala safaan boo gëstoo dëgg lañ remarqué nañ ko ñaari at yëpp couvre-feu bi état d'urgence guddi ak bëccëg duñu nelaw wax dëgg yàlla loolu bu koy def nation bi occasion yu mel nii war na la delloo njukkal. prise d'arme bi nag ñu ngi ko jeexale ci ab défilé militaire bu mucc ayib. Le dégagement de l'administration pénitentiaire avec le dégagement de la douane. Adama Sarr noonu lañ ko amale si mboolem gox yi ci réewum Sénégal di bis bi Sénégal moomee boppam ñeenti fan ci weeru avril atum 1960 ba 2022 di juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar. di leen jaajëfal ci liggéey suñu wëlbatiku si leen di ñi nga xamante ne bi ñoo di ko lu ko fajkat yi nga xam ne ñu ngi bootu si ab syndicat boo xam ne ginnaaw bi ñu nekkee woon si ak banque bi yoo xam amal nañu ab lël boobee nag génn na ci ñu jublu si seen ñeenteelu plan d'action ñoom ñi nga xam ne ñoo bootu si kuréel gi nga xam ne moo di SDT 3S daan nañuy xam ne ñu ngay daal di gën a fësal ak dàbbali seen ñaxtu yi nga xamante ne bi yëkkati nañ ko bu ñu sukkandikoo si seen secrétaire général Cheikh Seck ñu teewlu kàddoom si jokkoom ak i rajo. ñaareelu phase liggéeyu train express régional yi ñu war a door dalul xel impact yi nga xam ni ñu ngi ci Sébikotane ñoom ñu ngi ñaawlu doxalinu APIX bi nga xam ni dañ jàpp ne daf leen bëgg xàjjale. si ñàqale boobu ak tiitaange boobu noonu c'est parce que dañoo gis ne ñi nga xamante ne ñoom lañ njëkk laal muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon si phase 1 bi ba léegi am na. Babacar Seck mu ngi daal di del si ñi nga xam ne ñoo daal di loolu foofu sa teer ba waaye laata loolu kon ni ma doon junj léegi ñu teewlu ki nga xam ne moo di Cheikh Seck di secrétaire général bu ki nga xamante ni bi ñi nga xamante ne bi ñoo di fajkat yi kon dinañ ko daal di teewlu xëy na si biir jotaayu xibaar kon dañuy dellu si waat si Babacar Seck kon mi nga xamante ne bi mu ngi doon dem ak ñi nga xam ne ñoo di askanu Sébikotane yi nga xamante ni bi liggéeyu poteer bi ñaari pàcc benn ci daal di loru toll nañ si juróomi téeméeri njaboot yoo xam ne li ñu sàkku jamono ji nag moo di ndàmpaay Babacar Seck. ñaareelu phase liggéeyu train express régional yi ñu war a door dalul xel impacté yi nga xam ni ñu ngi ci Sébikotane
ñoom ñu ngi ñaawlu doxalinu APIX bi nga xam ni dañ jàpp ne daf leen bëgg xajale. si ñàkkale boobu ak tiitaange boobu noonu c'est parce que dañoo gis ne ñi nga xamante ne ñoom lañ njëkk laal muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon si phase 1 bi ba léegi am na lu bëri nga xamante ne état war la woon na ko ak ñoom te defu ko te ñu gis ne temps yi ay ndaw APIX dañoo ñëw fii si dëkk bi di commencer di recenser ak ñaa nga xamante ne dañ leen di woo téléphone te ñun loolu duñ ko nangu li ñu leen di wax mooy nañu fexe ba ñëw fii si terrain bi wax ak impacté yi wax ak ñi nga xamante tam ñoo nekk fii si collectif bi. impacté yi ñu ngi laaj ñu wax leen ndàmpaay ci ñaata lay toll ngir ñu mën ci waxtaan. information yi nga xamante ne moom lañu war a am ba léegi amuñu ko te di leen di wax ñu ñëw si ñun jox ñu lépp lu information wax ñu li nga xamante ne suñuy ndàmpaay noonu la war a demee parce que ba ñu recensé ba léegi xamu ci dara donc di wax ne tamit nañu ñëw continuer liggéey bi normalement parce que am na ñëw bëri nga xamante ne ba léegi kenn recensé wu leen te xamuñu tamit ndàmpaay si naka la war a toll. impacté yu teer yu Sébikotane ñu ngi xam le ni fii ak saafara seeni jafe-jafe yooyu liggéey yi du door. ne ñun ñi nga xamante ne ñooy impacté bu Sébikotane duñ fi jug tant que réglé wuñu lépp li nga xam ne mooy suñu problème et tamit les sites de recensement yi nga xamante ne war nañu ko jox te tamit di leen wax ne ñun ñii impacté Sébikotane pare nañ ba nga xamante ne benn travaux du fi démarrer dara du fi am fii ak fay ñu lépp ba mu mat sëkk. bu weesoo njaboot yi nga xam ni dañ leen nar a toxal waa Sébikotane bëgguñu ñu xaaj seen dëkk ak teer bi nga xam ni dafa war a jaar dem ba AIBD. jaajëfal ko Babacar Seck kon ñu delluwaat ak ki nga xam ne moo di Cheikh Seck mi nga xam ne mooy secrétaire général bu syndicat buy ëmb liggéeykat yi nga xam ne ñoo bootu ci googule kuréel nga xam ne moom la ñu duppee SDT 3S nga xam te ne bi daan nañu defal ab lal ginnaaw bi nga xam ne nekkoon nañu si ñaxtu nag li ñu bëgg moo di doxal seen ñeenteelu sémbu yi di plan d'action boo xam te ne bi li ñuy sàkku teef lu ñu bëgg ñu taxaw leen ci ay kàddoom ñu teewlu ko si jokkoom ak iRadio. li nga xam ne moom lañ gis daal moo di satisfaction bu rëy rëy di kontaan ci liggéeykat yëpp ci vraiment mobilisation ba ak engagement malgré lépp li nga xam ne ay tentative la def nañ ko pour déstabiliser maanaam di joxe ay demande d'explication wala ñuy dem bay dajj ay bureau ay service ak nit pour forcer di dugal ay stagiaires pour ñu liggéey wala ay réquisition yoo xam ni def nañ ko ci ay dëkk yu mel ni ay Goudomp yoo xam ni teguwul fenn mais yooyu yëpp malgré yooyu yëpp terewul camarades yi am détermination ak engagement ba grève bi réussir donc te gis nañ sax ni président de la république réagir na demande ministre yi ñu woote te yaakaar naa ni ministre de la santé aussi ci sens boobu la jëm ñu ngi koy déglu di xaar aussi ministère des finances parce que waxoon nañ ci deuxième quinzaine bi première quinzaine bi lay woote pour ñu waxtaan ñun def nañ ay propositions yu concrètes yoo xam ni suba incha allah dinañ ko ko envoyé maanaam mardi bi dinañ ko envoyé pour jot mais leneen li nga xam ne aussi moo nu jaaxal nekk lu doy waar moo di li nga xam ni mooy ministère de l'urbanisme monsieur Ablaye Sow nga xam ni rencontre bi ñu njëkk am ci négociation yi ak ministère fonction publique Mariama Sarr dirigé ko woon gis nañ ni moom non seulement teewul mais service yi aussi kenn teewul te loolu jaaxal ñu te dafa am ay problèmes yu am importance yoo xam ni ci domaine am lay gérer parce que am na waxtaan boo xam ne amoon nañ ko ak ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne jëm ci ay terrain yu ñu waroon jox travailleurs santé yi même ci Daga Kholpa mais gis nañ ni même terrain yooyu gis nañ ni ñeneen lañ ko jox ci ñi nga xam ne moom lañ ko sit woon joxuñu leen ko te loolu il faut que ñu éclairer ñu mën ñu leeral ci loolu dem na ci aussi mbirum Namora te gis nañ ni fu mu jëm ni am na ñoo xam ni ñoom ñoo créé woon situation Namora créé ci ay problèmes yu rëy ñu bëgg a nekk ni ñooñu la ñuy waxtaanal te alors que ñooñu ñoo une situation bi ñun loolu war ndax alors que victimes yi ñu ci bëri ñu ngi ànd ak ñun il faut que aussi mu mën a am transparence ñu mën ci woo donc ñu ngi séntu ministère boobu mu mën ci wax donc li ñu jël plan d'action bi daal moo di dinañ def ñetti fan yoo xam ne dinañ ko forte brassard rouge maanaam àllarba bi di ñëw alxames ak ajjuma mais duñ ci yem samedi dinañ ko continuer ak dimanche ba ci altine bi talaata bi ñu def benn assemblée générale hôpital Mam Abdou wala Nabil Choucair àllarba bi ci topp maanaam le 13 ak alxames le 14 ak ajjuma le 15 dinañ def grève générale ci Sénégal gi yëpp. ñu wéy di jotaayub xibaar yi ak bi nga xam ne moo di marché central bi nga xam ne moo nekk ca diwaanu Pikine jublu ak yees dañu daal di jàpp ab arminat bu yees boo xamante ni bi buñ sukkandikoo si njiital AGETIP dina ko daal di jébbal ñi nga xam ñoo di askan wi ginnaaw bi ñu si waxtaanee ak ki nga xam ne moo di préfet ba ak fara bu diwaanu Pikine daan na ci dellusiwaat moom El Hadji Malick Guèye ay kàddoom ñu teewlu ko si micro bu daal jëj. ñëpp xam nañ ni président nee na nañu commencé marché bi. feek fan yu néew
te muy marché bu compliqué parce que fu mu nekk dafa suufee li ko war a am ay problème mu assainissement projet bi buñ ko étudier léegi xaw na yàgg lépp ñu war ko actualiser ci diir bu gàtt war a mën a aménager un site de recasement commerçant yi pour mën a jël site bi jindi mbalit mu baaxul mi pour commencer fondation yi war a yëkkati projet bi parce que biñ koy def sóoraale nañu lu bare li ci des question d'équipement la rek ak installation te yooyu lañ ko si yokk rek tout simplement pour mën a jël en compte préoccupation wu ñëpp ñiy jaay ci biir marché bi ñi nekk ci wetu marché bi ak ñuy ñëw di jënd ci biir marché bi d'ailleurs assainissement bi daan ko réglé waale ñëpp xam nañ ni tallu bu bees rek côté équipe bi foofu daf daan taa marché bi daañ ko def hors d'eau dañ koy yëkkati mais bëgguñu ko yëkkati aussi di yónni jël ndox mi di ko envoyé ci kër yi nekk ci wet gi donc lu ñuy bëgg mooy zone bi yëpp nu assainir que une bonne fois ba nga xamante ne problème mu assainissement dootu fa am mooy marché syndicat bi nekkoon problème pour Pikine marché syndicat mooy indi solution yi pour Pikine. Alaaji Malick Gueye directeur général bu AGETIP dellusiwaat ci yeesal gi ñu daal di jublu yeesal marché syndicat bu Pikine ñu daal di des ci ANER bu Ndakaaru di banlieue bi ak wàllum tàggat yaram bi la yoon soxna yi yëkkati seen kàddu ci wàllu jëwriñ ci wàllum tàggat yaram li ñu bëgg moo di tàggatu gi ci lu jëm ci tàggat yaram ñu daal leen ni jox cër ni ñu joxee cër góor ñi loolee nekk na loo xam ne bëgg nañ ko ñu taxawu leen ci bu baax a baax ñu nekk ñoo xam ne xam nañ ci loolu bu ñu sukkandikoo ci Mame Coumba Senghor mi nga xam ne moo yor lépp lu wàllum jigéen ci biir makan jëwriñ yor wàllum tàggat yaram ñu teewli kàddoom. activité bi ñu dajale tey ci suba mooy benn atelier boo xam ne day viser à ce que ñu gën a am participation yu jigéen ñi ci wàllum encadrement ak wàllum participation jigéen ñi ci activité physique et sportive parce que bi ñu defee jàngat bi dañu gis ne jigéen ñi seen wàll bëriwu ci donc soo xool président de fédération yi ñaari jigéen lañu sur 60 donc aussi soo jëlee limu sportif yi limu jigéen ñi daf ni néew malgré que jigéen ñi am nañ plusieurs succès maanaam ay ndam yu bëri ci wàllum tàggat yaram Covid bi ñaari année yooyu yëpp amuñu ay activité mais defoon nañ benn jàngat benn gëstu bu mag pour xool wàllum jigéen ñi ci participation ak ci encadrement sport bi donc ci jàngat boobu la ñu gisee ne li mu jigéen ñi dafa néew ci activité yi ñu demal yooyu mën na cee ne donc pour xool yeneen gox yoo xam ne mën nañ fay def ay activité pour gën a ñaax jigéen ñi gën a participer ci activité physique yi ak gën a ñaax jigéen ñi ñu gën a dugg ci gouvernance organisation sportive yi. Mame Coumba Senghor kàddoom ci micro bu daal njëkk ci wàllum tàggat yaram ba léegi ñu def wërngal bi ci gaynde yi nga xam ne ñu ngi ci diwaanu Europe ci Ahmadou Bamba Dieng dugal na juróom benn lu bitam ci Ligue 1 ak Marseille ni ki dem ci penalty ki nga xamante ne bi moo di Edouard Mendy moom dafa daal di jël ay bit yu bëri ñeent bit yoo xam ne daan ko encaissé ki nga xam ne moo di Sadio Mané ak Liverpool wéy di sam ñi nga xam ne ñoo di waa Manchester City wërngal po gaynde yi ñu ànd Cheikh Diop. France la ñuy tàmbali wërngal wax ci jafe gaynde Sénégal foofee nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Dieng mi ngi wéy dugal penalty yi gannaaw ba mu dugalee équipe nationale bi la yoon dugal na ko ak Marseille mi am ndam lu yaatu seen diggante ak Saint-Étienne ñeenti bal ci ñaar mu bokk ci joŋante ba ñuy tàmbali Idrissa Gana Gueye moo joxe benn passe décisive ci ndam ay am seen diggante ak Lorient juróomi bal ci benn. Angleterre foofee Nampalys Mendy mi ngi wéy di jouer ak Leicester joŋante na sax daanaka match bi yëpp ci seen diggante ak Manchester United ba ñuy témboo ko dugal sa morom benn bit mu di loo xam ne ñu bëri yaakaaruñ ko woon ci moom gannaaw ba mu toog lu yàgg joŋantewul Sadio Mané moom du toog lu yàgg joŋantewul waaye bi la yoon ci banc bi la ko tàmbalee ba Liverpool di daan forme Ismaïla Sarr ñaari bal ci dara ay bés bi moom taxu koo neex lool ngir Edouard Mendy ak Chelsea nga xam ne Brentford moo leen fekk si daan leen daanu yaatu ñeenti bal ci benn. Italie foofee Kalidou Koulibaly ak Napoli ba tey am nañu yaakaar jël championnat bi wala ñu bokk ci ñu koy jiite gannaaw ba ñu amee ndam seen digganteeg Atalanta bu Bergame ñetti bal ci benn. Belgique Pape Makhtar Gueye dugal na fukki bitam ak ñaar ci saison bii ginnaaw bi nga xamante ne Ostende daa témboo ak Seraing ku ne dugal sa borom ñaari bit. Antwerp moo daan benn bal ci dara Louvain ci benn bit bu Abdoulaye Seck. Turquie lañ koy jeexale foofee nga xam ni Papy Mission Djilobodji dugal na juróomeelu bitam saison bii waa Rouge ci défaite bi nga xam ne Gaziantep am na ko seen diggante Kassim Passa ñaari bal ci benn. Chérif Ndiaye dañ ko rouge équipe bii di Göztepe moo ñu ci digganteem ak Konyaspor ñetti bal ci dara.
Cheikh Diop di ko jaajëfal leen mbokk yi ci teelu bi lii moo jëkk bi la jotaay benn jotaay xibaar 19h45 lay doon ci kàllaamay nasaraan ngeen ci ànd ak soxna Manouchka Ba Neskis total ndogu total ak weeru koor gi nga xam ne moom la ñu dugg ak Cheikh Hassana Fall ak imam Moussa Fall Sofia Ba di ngeen ànd ak ñoom Neskis ñoo ànd ak ñoom ci leen gunge ba waxtu ndog jot di ñaanal ñëpp ndogu jàmm jërë ngeen jëf